asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy ñëwaat toujours ci togg suñu togg dëkk maanaam tey ji bu ngeen xoolee ndugg bi nii di ngeen xam ni dañuy toggaat c'est bon defoon nañ ko ci début émission ya mais tey dañuy defar bi nga xam ne c'est super duper meilleur sax que c'est bon laa lay wax nii macha allah donc sans plus tarder dinañ leen wax nag lan moo ciy dem dañuy soxla jën ku nekk jën boo am donc bu ngeen xoolee sama jën bi nga xamante ni moom laay utiliser tey jën bi généralement ceebu jën laa koy doyee mais moom moo nekk ci kër gi te dañ nekk toujours ci série wu like ñi nga xam ne dañoo toog ci seen biir kër yi te mënuñu génn donc moom laay utiliser ma jël jën bi d'habitude tilapia wala ay yeneen jën même bu amee filet de poisson mun nga ko utiliser aussi donc mu nekk ni ñu am suñu crevette mu nekk fële ma am paañ bi ak yoxos bu fumé bi xàmmee ngeen ko léegi daal di yore quelques légumes bu ngeen xoolee tey ji bëriwul légumes parce que lii moo fi nekk donc chou pommé laa yore ak carotte dinaa yore aussi jaxato nag sister Mary moo ma ko jox yor naa fi kanja aussi bu ñorul kanja doom bi yor fi aussi crevette bu wow kaani tuufa voilà tuufa pas bu Sénégal bi ñu am fii parce que yoruma bu Sénégal ak géej tiit ngeen laa leen wax ni géej de moo fi nekk tey loolu yëpp sister Mary moo ko def ma yore fi aussi kanja bu ñu dagg bi ak suñu épinard bi parce que loolu laay defee kii bi loolu laay defaree bisaab bi ñu yore ceeb aussi ngeen gis sama nokkos mu nekk nii donc moom la ñuy jël ak diw di soxla def nañu soble aussi donc loolu la ñuy daal di jël jéem ci togg beneen variété wu c'est bon di leen wax rek du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis nga donc jën bi rek laay commencer dama koy daal di dagg su ma ko kiiyee tranché bu ma ko tranché ba pare mariner ko le temps ñuy dagg ay sobleek affaire yooyu bàyyi ko moom muy mariner léegi bu ko defee ñu daal di koy lakk dama ko bëggoon lakk ci biti ci barbecue bi mais ngelaw bi dafa jóg fi mu nekk nii je ne pense pas que dina mën a téye barbecue bi parce que sama bos gaz la donc daf koy fay ci boppam léegi nañ commencer rek bismillah tranché jën bi voilà li ngeen gis fii suñu nokkos bi wane woon nañ ko tuto boo xamante ni defoon nañ ko ci wàccaayu koor geek yooyu donc nokkos bi li fi nekk mooy dafa am soble poivron persil oignon vert ñu def ci suñu ay épices mu am laaj bu bari nag bu saf donc moom moo nekk nii def ci sel ak poivre tamit donc damay jël ci nokkos bi rek tuuti laa ci soxla denc leneen li donc ñun dañ koy defar di ko bàyyi ci frigidaire bi comme ça chaque fois buñ ko soxlaa rek dañuy jël li ñu soxla delloowaat li ci des ci biir frigidaire bi donc ma daal di jël tuuti huile bismillah dinaa dolliwaat tuuti poivre noir ak tuuti suñu épices yi donc dinaa def tuuti rek ci kaani pour jën bi bu ngeen xoolee benn côté bi rek laa def mais yëpp laay maasale incha allah voilà citron laay jël muy limon voilà moom laay jël damay jël tuuti ci zeste bi déjà voilà gis nga zeste bi laay jël mangook jeex na tàkk nii daal laay def ñu xaw a def ndànk nag parce que sama jën bi bopp bi dafa am ay yax yu dëgër bopp yoo xamante ni mooy loolu boo ko laalee da lay gaañ laa lay wax nii donc gis nga dama koy dugal ci crevice yëpp muy tranche yëpp dama ci defaale kii bi suñu nokkos bi ñii lañuy def bu ñu paree dañuy daal di jël tuuti kaani bu sew rek kaani tëmbal bi ma daal di am quelques yu ma tranché lakaale kook moom pour mu joxal ma ko beaucoup plus de goût affaire yi saf-sap nga xam ne day neex bay bëgg a dee donc ñu daal di koy bàyyi muy mariner peut-être ay 30 minutes wala un peu moins yooyu yaay xool rek ça dépend ci jën bi nu mu toll
après nag ñu daal di koy dugal ci four bi lakk ko ku nekk nga commencé nag boo defee 30 minutes nga commencé préchauffer sa four dina la gañeloowaat encore temps de marinade. gis nga kaani bi lay def nii ci diggante yi bu fekkee kaani bi dafa saf trop je vous recommande ngeen koy sauté wala ngeen def tuuti quoi man kaani bi xaw na kii parce que defuma ci membrane yeeg yooyu dindi naa ci yu bari sànq mais essayé naa ko saful moo tax ma am fitu di def nii. gis nga bii damay commencer rek def comme kii bële yéen a ngi fàtte bi ñuy defar ceebu joolaa bi même chose lay def donc damay commencer pour légumes yi gën a gaaw a ñor avant ma siy def ay diw ak yooyu noonu fi may nar a sauté tuuti soble foofu lay pas soble poivron foofu lay nar a defee lu am diw li après daal di koy def ci biir cin bi après. voilà ñu tëj ko le temps ñuy dem di dagg suñu carottes yeeg affaire yooyu après bu ñu ñëwaateek yéen mooy fii su légume bi ñoree incha allah. voilà gis nga fii lay roser sama kii suñu kii naka la tuddati sax suñu tuufa yi voilà donc moom la ñuy def nii. comme li ma leen di wax rek chaque fois suñu tuufa yi fii dafay ñor donc dama defaale diw bu bari parce que dama koy def ci sauce bi ci ceeb bi sóoraale ko tuuti après wàññiwaale ci aussi pour suñu sauce bi nga xam ne moom la ñuy def donc dama bëgg mu am toujours gu tuuti tuufa bi donc moom la ñuy def nii bu ñu paree rek wan leen buñ ko seppee daal di leen wan nu ñuy yeggalee yeneen yi incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dama jël carotte bi ma dagg ko ay cube nii. donc ku nekk rek yow yaa xool noo koy daggee su la neexee nga def ci sa navet wala affaire yooyu man carotte bi kese laa ci def su ma paree carotte bi daal di ciy dugalaale tuuti poivron bu ko defee ma daal di def ci soble bi rek fay gaz bi après nag ñu mariner ko incha allah. voilà gis nga damay def soble bismillah kii poivron bi laxal ko tuuti rek après door a def soble bi incha allah. voilà. kaani laa def nii ku bëggul nga omettre gis nga ma def soble yi nag léegi bismillah. voilà ku mu neex nga bàyyi mu dem ba ci kanam tuuti nga door a fay man dama koy fay nii instant bi damay fay gaz bi comme ça ñëw jublu ci suñu ceeb bi incha allah après dama koy mariner aussi comme ça marinade bi moo ma koy laxalal bu baax. voilà gis ngeen comme li ñu wax léegi rek dañuy daal di ñëw defar suñu vinaigrette donc vinaigrette bi moom la ñuy mariner kii bi naka la tudd suñu sauce bi donc def naa fii citron jus de citron moo nekk nii léegi dama si daal di ñëw def bismillah tuuti huile tuuti rek laa si def parce que bul fàtte toggoon nañu ak diw ma daal di jël tuuti si suñu nokkos bi bismillah ma jël sauce bi ni mu tàngee nii ma gaawantu gaaw def si. xam nga defuñu ci woon sel biñ koy togg pour bañoon jus kii bi soble bi génn la woon. voilà suñu paree dañ ciy daal di def poivre noir ak yooyu léegi nag daal di koy teg à côté nii le temps ñuy dem defar suñu kii bi ceeb bi après ñëw yeggali mais dama bëggoon rek pour yeneen épices yii nii mun a am temps dugg ci biir soble bi le temps ñuy ñëwaat di yeggali sauce bi incha allah. voilà gis ngeen xam nga seppi nañu suñu kii suñu légumes yëpp donc fi mu nekk nii dama tëmbaloon géej bi donc mu ngi nii mun naa ko seppi moom tamit tegee ko nii à côté parce que lenn li dañ koy def ci kuccaa bi tey am nañ géej pour kuccaa. voilà léegi nag ñu daal di ñëw def ci suñu ceeb bismillah. ki nga xam ni par exemple paañ Sénégal wala yoxos Sénégal moom la amee moom dafa doon defaale kii bi ci njulub bi paañ beeg yoxos bi bu légumes yi ñoree rek mu daal di koy def ci biir donc bàyyi leen ba ñu nooy mais man sama bos damay bàyyi ba ceeb bi xaw a kii ndox bi deñ tuuti après ma door ko ci teg ci kawam. ma ngoog nii rek la ñuy def léegi nag daal di ñëwaat ak yéen bu ñuy def paañ yeeg yooyu. voilà li ma waxoon dañuy def tuuti ci suñu crevette bu wow bi daal di ñëw def aussi ci crevette bu tooy bi aussi
ki nga xam ne dafa am allergie wu crevette wala bëggu ko mun na ko bañ a def. Gis nga man dinaa ko togg mais la plupart du temps du ma ko lekk à part bu wow bi bu tooy bi moom kiiwu ma si noonu. gis nga ñu daal di jël suñu paañ beeg kii bi yoxos bi moo diwam yëpp laa siy def rek looloo tax duñ def diw bu bari. voilà comme ñun dañoo bëgg a paañ moom dama koy dolli après yoxos bi laay def benn pot rek. bismillah nga yoxos bi duma def lu bari. ñu jël suñu tuufa teg nii ci kaw moom itamit daal di ubbi bàyyi ko muy mijoter ndànk ndànk en attendant ñu ngi defar suñu kii bi baxal suñu kànja bi pour préparer defar suñu kii kuccaa. voilà gis nga ñu ngi baxal suñu kànja bu ñu paree wanoon nañ leen ni ñuy defaree kuccaa bi tey jii dañ leen di won rek bu ñu paree lii nii dañ koy daal di seppi teg fële à côté daal di jël ndox bi def ci citron daal di baxal suñu kii épinard bi parce que ñun moom la ñuy defee fii bisaab bu ñu paree wan leen rek luñ koy riijee parce que bu ñuy riij tey dañ ciy dolli quelques ingrédients noonu kese la incha allah. suul bi dinaa leen ko wan parce que tey beneen façon suul laay defar lii ma def bi ñuy suul mais suul bi ñuy togg bi laay defar tey donc loolu sama recette yaay la ma jël ko incha allah. voilà dañuy defar suñu kuccaa fi mu nekk nii li ngeen gis fii kaani tëmbal laa jël ma dëbb ko donc moom laa def foofu léegi li may ñëw def mooy damay daal di jël suñu kànja xaaral ma njëkkee yeneen kii yi sax yeneen ingrédients yi voilà gis nga tey dañoo am jaxato dañ koy def kuccaa moom jaxato dañ ko def si baax loolu sax moom lañ ko gën a xamee gis ngeen bi ma koy defar bu njëkk ba dama ne woon aw ma woon jaxatu donc mënuma ko si woon def ma daal di jël si géej bi gis nga daal di ko si moom damay xaar tuuti ba si kanam sax parce que sinon day ñuulal kii bi day tax bisaab bi gaaw a ñuul la xaw ma ni ñu koy waxee waaw au lieu mu fuur weex day ñuul. c'était juste pour me rassurer que ni jaxato bi dina mokk parce que ñu bari bëgguñu ko. mi ngi nii ma def aussi kii kànja bi ñu wal ko suñu paree daal di ñëw def si mélanger si géej bi daal di si def aussi suñu bisaab bi incha allah. voilà gis ngeen def nañu bisaab bi jël géej gi c'est selon sa préférence aussi def si léegi damay jël tuuti sel def ko si bismillah. voilà pour suñu suul bi dañuy daal di ñëw daal di def soble defaale kaani bi c'est selon votre goût personnel rek ngeen di xool donc ñu def ko daal di def tuuti diw daal di yëngal affaire yi tuuti bàyyi ba soble bi xaw a lax noonu ñu daal di siy def suñu nettatu bu mokk def si aussi sel xam nga après peut-être def si tuuti citron ou bien vinaigre mais man citron laa jël comme tey jii yëpp togg bi yëpp citron la moom laay def nga xamante ni day nekk suul bu ndoxee daal au lieu de suulu dank nii suulu soos lay nekk incha allah tey dinañ am nettitu bay bëgg a dee tey si biir kër gi mi ngi noonu daal. voilà léegi dañuy jël nettitu def ci selon rek li nga bëgg quantité bi nga bëgg man je pense que lii dina baax. voilà léegi damay daal di jël tuuti citron defaale sel bu ko defee nag léegi ma wàññi gaz bi bàyyi ko muy togg ndànk juste pour soble bi lax rek wàññi gaz bi bàyyi ko fi ay 5 minutes yooyu rek incha allah nga gis mu pare ñu daal di yàq nag léegi comme defar suñu kuccaa yàq parce que kuccaa bi rek moo si des. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen mu nekkoon c'est hyper super bon bi nga xam ne moom lañ leen defaloon mu nekk reprise bi nga xamante ne dañ ko defoon si suñu c'est bon bi ñu fi defaroon ngeen gis sauce bi ñu ko booleel mu nekk nele à côté tey nag ñu boole ko ak nu ñu koy waxee benn genre sauce netatu boo xam ne day sous forme de poudre lay nekk nga xam ne da nga koy suy si kawam ñu boole ko ak aussi
suul bi nga xam ne dañ koy togg ak aussi suñu kuccaa sauce soble bi nekk na le ngeen gis jën bi nga xam ne tey moom la ñu jël rek lakkee ko tey nag émission bi ñu ngi koy jox Binta Diop ci Denver di ko ak famille wam di ko jox aussi Ndey Aram Jaxate di ko jox aussi Ñaaxana Njaay su ma juumulee Seynabou Faye ñu ngi la koy jox Kani Wade ñu ngi la koy jox aussi Kumba Jaxa ak Awa Cissé ñu ngi la koy jox donc di leen wax ni vraiment essayer leen ko neex na trop surtout si temps yi ñu nekk nii il faut nga lekk yu saf-saf yi nga xamante ni sa yaram bi da lay jox cawarte bu baax a baax a baax di leen wax bu fekkee am na kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te yéen aussi bu leen fàtte di partager vidéo yi mais aussi di ko like tamit daf si baax loolu di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte di suivre kii ñu jox instruction yi maanaam raxas loxo yeeg ak joxante espace personnel yeeg yooyu di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. وسلم على المدى